di kontaan di bokk ak yow plateau wax naa la ko. jërëjëf mbégte lañu am it dalal la feggoog yow ci waxtaan wi kuréelu jigéen ñi réseau Siggil Jigéen moo mbootee jigéen yu bari Safiatou Diop dalal jàmm. merci Ablaye maa ngi kontaan vraiment ci plateau bi di ko seq ak suma sœur yi madame la ministre ñoo ngi lay ziar madame la ministre ma sœur Blondé aussi ak notre chère sœur Hawa. c'est vraiment un plaisir la bu mag ci ñun bokk ak yéen plateau bi pour faram-fàccee li nga xamante ni moo xew ci Sénégal maa ngi fi toog nag ci turu suñu kuréel gi ñu naan jàmmi réew mi parce que bi affaire bi amee dañoo société civile bi yëpp dañu mànkoo teg kuréel gu rëy rëy ñu tudde ko jàmmi réew mi réseau Siggil Jigéen bokk ci biir jàmm réew mi donc jàmm réew mi laa toogal fii tey ci plateau bi pour waxtaan. jërëjëf Hawa Ba moom nga présenté mënoon nañ ko féetale société civile savante bi ñuy wax waaye nag li ñuy sàkkoo xam-xamam sociologue la Hawa Ba dalal jàmm c'est un plaisir aussi de t'accueillir dalal jàmm. merci Abdoulaye maa ngi lay nuyu di la jërëjëfal ci invitation bi di rafetlu tamit bokk ak samay sœur wax nga 8 mars donc vraiment bokk plateau bi ak samay sœur madame le ministre ak Safiatou lu am solo la ba pare tamit di nuyu seen téléspectateur di la sant di la gërëm di rafetlu aussi liggéey bi ngeen di def. balaa ñuy tàmbali waxtaan bi dafa am ku ma waxoon rek parce que dañu ko bàkkee ni jigéen ñi xëy na ci ñoom la jàmm di tàmbalee ndax lu bari dañ leen koy delloo ñu yaakaar ne bu ñu leen dalalee xëy na jàmm ji dina fi feeñ waaye mu am ku ma ne mais ñëpp waxuñu waxi jàmm moo tax méngale position yi di jafe est-ce que mën nañoo d'accord ci concept boobu ba pare ni ñëpp jàmm la ñuy woote ak lu ñu mën di féewal madame la ministre Zahra Iyane Thiam ci kaddu ci jëfin ak ci doxalin est-ce que ku ne mën na engagé wu ci ne jàmm rek la ñuy wut ci réew mi ak yoon yu ñu mën di jël. jërëjëf Cissé maa ngi lay sant di la gërëm ci kàddu gi ñu ma jox di nuyu sama jigéen sama sœur yi ma bokk ak plateau le ministre Fatou Blondé nga xam ne mën naa ne tey laa koy doon gis ci presse bi rek laa koy dégg may nuyu aussi président Safiatou am taxawaay bu rafet si wàllu lépp loo xam ne dafa jëm ci yaakaar ak développement jigéen may nuyu aussi sama sœur Hawa Ba léegi rek maa ngi ko naan xaw nañu gëj a gisee tuuti am na ñaar yoo xam ne bëgg naa taxaw seetlu balaa may wax sama kàddu mais xëy na ma massawaat delluwaat massaw seen groupe bi yëpp ci saccage ak métit yi nga xam ne yéen ak ñiy liggéey ci groupe bi am nañ di aussi dellu di jàll suñu mbokk yi nga xam ne seen bakkan rot na ci événement nekk lu metti lool di massawu aussi ñi si ñàkk du ñàkk dinaa ci ñëwaat ci kanam mais dama bëgg indi ñaari seet bi ci jiitu mooy dama jàpp ne bu ñu tasee le 7 mars du hasard ndax dañ ne veyu journée bi sargal di màggal taxawaayu jigéen pas jigéen taxawaayu jigéen benn ñaar bi ñuy présenté kenn ku nekk danga ne danga wax fi mu bokk bi ñu koy wax maa ngi naan mais en réalité est-ce que kenn ku nekk ci ñun ca fañ ko màndargalee la bokk jàpp naa ne tey ñun ñëpp Sénégal lañu bokk tey lii wane loolu d'abord mooy contexte bi ñuy dund mais bu ma seetee rek ci li ma dal bi may ñëw fii suñu waa kër dañ ma ne na nga dem ci émission bi parce que bu ngeen seetloo gëj naa génn na nga dem te boo demee balaa ngaa wax leen na nga ñu santal askanu Sénégal ci bi fi suñu wayjur muy Mourchid Ahmed Iyane Thiam génnee àdduna taxawaay bi réew mi yépp am ci loolu kàddu gi réew mi yépp wax ci loolu ñun njabootu Mourchid Ahmed Iyane Thiam mi ngi jaaree fii ci plateau bi di sant di gërëm askanu Sénégal yi jiital ci président Macky Sall beneen bi mooy bi ma ñëwee ba fii ñoom ñii ma fi gis ñëpp loolu lañ ma njëkk wax dañ maa jaar kon tey jàmm jooju ngay wax ndax mën na ne wala mënul ne ak mën a ne ndax Sénégal loolu la xam dinañ toll foo xam ne buñ fa taxawee kenn ku nekk danga war a xool lan moo xew kenn ku nekk nga xool lan moo war a doon sa taxawaay ci li am ak fan lañ ci war a jëm
ndax nag boo seetloo li tax nga dëkkal ñu fenn fu ne mooy kenn ku nekk ci ñun dafa am taxawaay bu muy taxaw ca la mu nekk ci réew ñun en 2012 laata ñuy yegsi au pouvoir dafa am fu ñu jaar ci ay manifestation jaar ci am verba jaar ci assise nationale jaar ci leneen ak leneen loo xam ne tey boo ko doon mandargaal ak li xew ak a sori te pourtant bëri na ci ñu ne woon foofu tey xëy na ñu ngi ci beneen wàll ne ña ngay taxaw di défendre la ñu doon taxaw la ñu doon défendre démb ak bërki démb waaye nag nañu am mat gu toll ni ñu méngale ñaari doxale ni xool la ca baax ñu jël ko seet la nga xam ne dañu war a teg ci suuf càmbar ko xool nag li nga xam ne moo koy xeex wala du intérêt Sénégal moo koy xeex waaye yoon bu ñu bëgg jaar pour mën a jote ca ñi bëgg ëlbati Sénégal loolu lépp nag dama jàpp ne ñun en tant que askanu Sénégal ak en tant que kenn ku nekk taxawaay ba mu ci am bu jiitalee comme ni nga ko waxee ne nañu wut jàmm ngir réew mi ñun ñoo ko bokk lu war a mën a ne la te incha allahu rabbi jàpp naa ni mën naa ne ndax nag sunu borom yàgg na li ñu taxawal danañ ko wékk ci foi ñaan sunu borom mu taxawalaatal ñu tey waaye danañ ko sabab bi te yaakaar naa li bokk na ci sabab lu wut jàmm ci réew mi nga xam ne ñun ñëpp a ko bokk. Madame la ministre Fatou Blondin Diop ni mu ko waxee est-ce que noonu la ko ñëpp déggee noonu la ko ñëpp doxalee pour ñu mën a dem ci yoon boobu. jërëjëf Cissé di dellu di ko jaal papaam ji nga xam ne bi may étudiant Maroc il était premier secrétaire à l'ambassade du Sénégal au Maroc ci boobu lañ ko xamoon di wax ne que jàmm moom la ñëpp bëgg de wante jàmm niñ koy waxee mooy ñëpp di ko indi ñi ko njëkk war a indi mooy ñi doxal dëkk bi parce que Sénégal dañoo xaw a tàmm di toppatoo ñiy fayu te duñu xool ñiy tooñ di indi waxtaan wi ci ñiy fayu bàyyi waxtaan wi ci ñiy tooñ parce que bu ñu yegsee tey jii bay xalaat ne war nañu waxaat waxi jàmm mënuñu bañ a dellu si waat ca fa mu juddoo lu tax ñi xalaat ne jàmm du am ñuy ñaawlu ñun ñëpp yàq ndax moom yàq warul te ma koy wax toujours ne war nañu jàngal xale yi suñu amee lu leen metti ñu jëli seeni pancarte bind ci li leen naqadi ñu xam ne lii moo leen naqadi loolu moom mooy li war wante nag buñ ne la boo defee pancarte gisuma ko soo takkee brassard gisuma ko xam nga dafay daal di metti lan moo des ci kooku kon bokk ñun ñëpp ñi ngi bëgg jàmm ñun ñëpp ñi ngi woote jàmm wante man su ma bëggee man ak sama njaboot di jàmm di am duma ko xaar rekk ci sama njaboot damay doxal man loo xam ne dina jur jàmm ci ñoom ba seen xel dal ba ñu màgg ci meññ ci seen xol mocc ci ba ñu mën a ñoom tamit xam lan mooy jàmm ñu ngi koy wut kon boog ñun ñëpp war nañ ko liggéey pour mu am parce que ñoo bokk suñu Sénégal te xuloo boo gis def ci juboo lay mujje kon bokk ci booy xuloo da nga ciy cëral bés boo waree toogaat war a juboo loolu mooy jàmm du tere. est-ce que ci jamono toll nii yaakaar nga ni ku nekk nga bàyyi xel juboo bi ndax léeg-léeg wax ji dafa sori ci loo xam ne ëllëg buñ ci jàkkaarloo ku nekk am ci kersa autrement est-ce que lii mën nañ ko régler comme niñ ko régler à un niveau micro ci structure familiale féewaloo am ci ay doom borom kër gi war leen a jubale léeg-léeg mu jafe parce que waxante nañ wala sorante nañu ci wax wala ci jëfante naka la ñuy def. waaw Ablaye def naa ne question boobu nga laaj bu am solo la surtout ñun kuréelu société civile bi mën nañu wax ne tey jii li tax ñu dajaloo woote teg kuréelu jàmmi réew mi def nañ déclaration defati ko def nañ conférence de presse ci loolu ngir woote jàmm ak mettre les acteurs les protagonistes devant leurs responsabilités kenn ku ci nekk ñu wax la ci sa responsabilité Ablaye xam nga ni jàmm Sénégal
en général mooy seen slogan jàmm ci la lépp xaj. et bu ñu seetloo mbir bi ni mu demee. bi mu commencé ba léegi ñun société civile bi ñu ngi alerter ndax mooy suñu devoir. et alerte boobu damay jël benn kile rek bu koy kile moo di xeexu si ndax yee ca kaw pujub néeg ba ku nekk dégg na ko ci suñu tradition. ñu di ko def mu di kii bu rafet ba si ndax yi di xeex ci puju néeg bi te néegu yaayi borom kër gi la. mi ngi tëdd ci biir béy jóg ni waaye gars yi du ngeen wax ci xeexu si ndax bii ci puju néeg bi mu dem wax ko fas ni ko sama yoon newu ci man fas laa maa ngi ci sama gétt bi sama yoon nekkul ci xeexu si ndax ci puju néeg bi mu dem wax ko nag ni ko lu ci sama yoon man maa ngi nii da meew laa leen di indil ak ay kile sama yoon nekkul ci xeexu si ndax ca puju néegu yaayi borom kër gi mu wax ko mbaam ni ko man itam de sama yoon nekku ci ñoom ñëpp ku ci ne dégager sa responsabilité ci xeexu si ndax yi ci puju néeg bi si ndax yi xeex wadd daanu ci taal bi taal néeg bi yaayi borom kër gi dee bi mu amee ñu ñëw daldi ne lu ñuy war a def ñu ne nanu war fas dem tàgge ji ko ñu war fas di ko dawal ca tund wa yépp ba fas dog exidee ba ñu demee ci dëj ba ñu ne dëj bi rëy na nu ñuy def ñu ne nanu rey nag ngir defare ko dëj bi ñu rey nag defare ko dëj bi ñépp lekk ci ëllëg sa béy mi doon wax sax di kile ñu rey béy yeggalee ko dëj bi ñu ni kon xam nga ni ñi doon wax naan suñu yoon nekku ci ñoom ñëpp dee nañu fay nañu ci ay wi parce que ba ñu waree wax ci ay wa war ko prévenir defuñu ko woon loolu la société civile bi xam bu baax a baax mu di lépp woo nga xamante ni ñun ñëpp war nañ ko intérioriser moo waral ñu teg suñu kuréel depuis le départ bi ñu nee cocc ñu commencé di ko joxalante diggante ñaari citoyen ñu indi ci waxi politique waxi gouvernement waxi état alors ñiy jàppal fii dugg na fii ñu ne ñun kat amuñu taxawaay il faut que ñu taxawaayu alerte d'abord wax leen seen responsabilité wax acteurs yi nga xamante ne ñoo jàkkaarloo kenn ku ci nekk ni ay wii fa mu jëm képp koo nga xamante ni yaa ngi koy xam su ëllëgee dina tees ci sa loxo te lenn nag ñoo ngi koy xamale kuréelu société civile du Sénégal ne réew mi sunu réew la ñoo ko moom te bu ñu seetloo acteurs politiques yi bu ñu xoolee seen pourcentage ci askan wi matuñu 10%. matuñu 10%. donc mënuñu tey jii fas yéene ci seeni contradiction bëgg a taal dëkk bi bëgg a delloo suñu démocratie ginnaaw bëgg ñoo nasaxal suñu koom-koom surtout que contexte bi nga xamante ni ci la mbir mi amee dafa doonoon contexte boo nga xam ne taloon nañu leneen lu dul waxi diggante ñaari citoyens yoo nga xamante ne dañoo am seen problème ci seen biir néeg ndax contexte de crise sanitaire la adduna bi yépp ñu ngi kenn ku nekk yaa ngi tal sa bopp contexte crise économique la kenn ku ci nekk dëkk bu ne am nga jafe-jafe tey contexte crise sécuritaire la ñun Sénégal dafa doon benn oasis de paix dans un cercle de feu ci crise sécuritaire bi nga xamante ni mi ngi fi alors bu ñu seetee loolu yépp xel yi ak xalaat yi ak ñi nga xamante ni ñoo war a saytu jàmmi réew mi waroon nañu may ni vraiment lii la ñu tal waaye taluñu ay crise entre deux citoyens nañ ko lijjantee leneen waaye duñ ci yokk leen donc tey jii li am solo daal moo di ñun société civile bi taxaw nañu suñu taxawaayu alerte taxawaayu veille mais taxawaayu accompagnement ci acteurs yépp nag su fekkente ni bëgg nañu jàmm fas nañ leen yéene accompagner ngir jàmm am ci réew mi. Awa Ba joxuma la rôle àtte waaye dafa am yu ma dégg ci kàddu yi fii jip yëpp bu njëkk bi daanaka bu ñu nettalee xuloo bi
juboo dina jafe ndax boo déggee kàddu madame le ministre ci li mu woote ci jàmm waaye nag madame le ministre Fatou Blondin ne ko aussi jàmm dafa am ñoo xam ne ñoo cay jiitu te bañ di néewal doole ñi nga xam ne ni féetewuñu doxalin bi Safiatou yokk ci aussi population vulnérable ñi nga xam ne ñooy gën a loru su ay amee te bu ñu seetaanee mu këpp seen kaw loolu yëpp est-ce que ay ingrédients la yu nekk ci situation wu tey bu Sénégal bi. jërëjëf Abdoulaye bala may tontu juste ma aussi massawu leen si li ñu naan dégâts collatéraux yi. situation bi ñu nekk ak ñëpp aussi di victimes yi seen famille di leen jaale di leen massawu et puis di wax rek di rejoindre maanaam Zahra li mu wax Fatou Blondin ak Safi jàmm si la lépp xaj. Même bu ñu nekkoon sa pire ennemi ñaar ñu nga xamante ni muy sa dëkkandoo muy sa ennemi tey bu amee lu ko metti am dëj wala noonu jàmm mooy ñëw taxaw da ngay ñëw massawu ko surtout nag mu nekk dëkk boo xamante li ñu boole ñun ñëpp mooy Sénégal. C'est notre bien commun te ku nekk am na si wàll war ko sàmm. Maintenant je pense que lii c'est par rapport à ces questions mooy mais ñan condition mooy réunir pour ñu mën nekk si jàmm foofu gis nañu lii am. maanaam li ñu dund fan yi wane na ni du question ñaari citoyen yu jotalante moo indi débordement ak li ñu gis vendredi ak li ñu gis depuis le 3 mars c'est parce que peut-être am na ay ingrédients yoo xamante ni ñoo réunir tax ba yëf yi ëpp loxo léegi nag bu ñu bëggee jàmm dañuy delluwaat xool lan moo li nga xamante ni moo boo dajaloo ba ñu dund li ñu dund fan yi yëpp et foofu la responsabilité de tous les acteurs muy état muy gouvernement mais aussi muy opposition parti politique yi ñëpp parce que ku nekk am nga ci responsabilité de prime abord ci li jiitu mooy pour man sama jàngat mooy dañu nekk situation tendue boo xamante ni lu tuuti rek mun na nekk taal disons étincelle bu nekk rek bu ndaw rek mun na taal dëkk bi léegi nag mooy delluwaat xool coono bi nit ñi nekk situation économique Covid bi avant Covid bi déjà dundin dafa metti woon Covid bi ñëw gën ko mettil léegi bu ay tubee fële ku nekk mun na ci profité pour génne say frustration pour exprimer sa kii léegi nag ñi nga xamante ni protagonistes yi pour man am nañ ci responsabilité état am na responsabilité xool am empathie maanaam ñu ndànk mbuur mi xam empathie xool en fait lii message yi ban message la ban métit ban gàllankoor ban situation la citoyen yi nekk ba tey di exprimer génn ni di exprimer maanaam li nga xamante ni mer la ñu xool delluwaat xool priorité yi par rapport aux hommes politiques muy opposition ma kii am nañu responsabilité parce que je pense que génn na fii ci plateau bi soit boo yaa ngi exercer pouvoir wala yaa ngi aspirer exercer pouvoir et dans tous les cas am nga responsabilité que condition d'exercice pouvoir bi wala condition bi nga xamante ni ngay jote pouvoir ba di ko exercer mu nekk condition boo xamante ni jàmm moo ko lal beneen chose bu mu bëggoon yokk rek mooy Sénégal dafa mel na dañu suñu bëti ñun ñu ngi xool Sénégal xooluñu li xew li ñu wër ñu ngi nekk contexte boo xamante ni sous région bi gis nañu yeneen dëkk lan Libéria Sierra Leone yàggul trop gis nañu ni mu commencé seen guerre civile bi gis nañu Côte d'Ivoire gis nañu Mali gis nañu Guinée gis nañu fu nekk donc dañu nekk contexte boo xam ne ñu ngi Nigéria boo xamante ni li ñu wër yépp ñu ngi toog maanaam sur des braises ñun ñu nekk yàlla may ñu am genre contrat social ak vivre ensemble boo xamante ni tax na lu mu metti dañuy toog wax génn ci lu mu metti ñu dem élection sànni carte tànn njiit lu mu metti y a une sorte de civilité boo xamante ni moo lal politique moo lal opposition moo lal règlement conflit bu nekk foofu la ñu war a dellu nag ci civilité yooyu dellu ci suñu vivre ensemble dellu suñu valeur de paix et de concorde yi nga xamante ni ak loo bëgg conserver sa pouvoir ak loo bëgg as nekk bu nguur wala nekk président ci biir paradigme boobu ngay définir say actions et
doo génn paradigme parce que boo ko génnee rek da ngay indi loo xamante ni Sénégal xamu ko te dañu nekk contexte boo xamante ni du ñun rek du ñu nga xamante ni bëgg nañu jàmm bëgg nañu yëfi kii il y a beaucoup de am na ay menaces ñu ngi naan terroriste fii yàlla drogue yaa ñi nga xamante ni bëgg nañu les trafiquants bëgg nañu contrôler pour ñuy exercer pouvoir bëgg nañu contrôler tous les leviers économiques ñooñu ñëpp dañ ciy profito intérêt yooyu yëpp dañ ciy profito pour créer benn situation de non gouvernementale pour mën a faire passer leur agenda donc man daal loolu laa amoon lu ma ci doon wax ci par rapport à ça rappeler les gens à la raison xam ne suñu amul jàmm dara leneen duñ ko mën a am jàmm bu amul Sénégal du am te Sénégal bu amul pouvoir du am opposition du am donc ñu dellu si waat seen xel par rapport à ça. est-ce que dinañu jàngat léegi naka lañ koy doxalee parce que def naa réew yi am fitna sax ñoom ñëpp dañuy wax ni jàmm ci la lépp xaj. dañuy wax ni aussi jàmm la ñu bëgg te terewul léeg-léeg au-delà des déclarations d'intention mu indi leneen wala ñu seetaan ba mu jur leneen est-ce que Sénégal dafa toll ci yoonu mu ëpp loxo. ba xëy na du ñu mën a gàttandu wax nañu ni kilifa diine yi nga xamante ni ñoom la ñu yaakaar ci lu bari am na déclaration bu ñu war a def à 17h parce que ñu bari ñu ngi wax war nañu wax madame la ministre Fatou Blondin ma ñëw ci est-ce que Alioune Badara Cissé est ok pour ñu déglu ko léegi balaa loolu madame la ministre Zahra Iyane Thiam li fi am mooy ku nekk yaakaar ni kàddu gi dëgër na ñagas na te ñu jëm ci. ñetti jours yoo xam ne ñi woote manifester wooteeti nañu ko li xew àjjuma bu ëppee loxo ci ni ñu ko déggee ba ñeenti bakkan rot ci est-ce que waruñu woon a def tout ba gàttandu xëy na ñetti bésu manifestation yi bu dee négociation la ñu ubbi ko bu dee waxtaan la ñu ubbi ko te xëy na bañ a jàpp rek ni nañ leen bàyyi ñu dem ci li ñu war a dem. waaw xam nga pour ñu ñëw ci loolu nga xam ne loolu la ñu bëgg. te ñun ñu jàpp ne réew dafa war a am nu muy doxee te ni muy doxee mooy kenn ku ne nga mën a def li nga bëgg def ci ni ko yoon tëralee kon doon wax rek comme li fi tàmmoon di xew ku bëgg manifester ñu bàyyi la nga manifester mais li ngay ragal mooy li nga gis fan yi fekk gendarmerie nga toj ko di wut gànnaay fekk banque nga toj ko di wut alal fekk koo xam ne ay waajuram bi ñuy nekk liir bay màgg dañ koo tette yóbbu ko école mu jàngi nga pare ñu yóbbu la université nga jàng pare am sa doctorat pharmacie tabax sa pharmacie ay nit jóge fee yàqate lépp ci benn fan loolu la ñuy bañ loolu ak liñ fi wax sànq yépp ci wàllu acteurs yi nekk ci réew mi kenn ku ne ban taxawaay nga war a am pour réew mi mën a dal loolu lu ma nangu la ak ñi ko wax ñépp leneen li nga xam ne nag la ñu war a dolli ci loolu comme kenn ku ne dafa am bëgg-bëggam fokk ñun ñi nga xam ne ñoo ne ci réew mi ñu mën a nangu sart yi nga xam ne ñoo àndandoor nangu ko ngir ñu mën a doxee noonu te kenn ku ne mën a aar boppam sentir en sécurité aar njabootam te loolu li koy def ci réew mooy bi ci jiitu constitution ak yeneen sart yi nga xam ne topp nañ ci constitution kon tey su fekkee ne bëgg nañu rekk jàmm am te jàmm rekk moo ñu tax a jóg mais nañ topp li sart yi wax buñ toppee li sart yi wax pour man coow du am ndax nag li am ba des mooy dafa mel ni Sénégal li ñu jot a dund at yépp ci ginnaaw dafa mel ni dañ ko bëgg fàtte te waruñu ko fàtte ndax réew mi bi muy laata am indépendance ak bi mu amee indépendance ba jëmmi jamono yii ñu toll mais kenn ku nekk dafa am lu mu ci tabax liggéey ko mu am foo xam ne réew mi dafa jóge ak fu ñu dellu si tey fu ñu yegg si tey te foofu yépp ñu jaar boo seetloo bu fekkee ne rek dañuy wax ci ñun ñi nga xam ne suñu borom dogal na ñoo yor lengay jaarale ko ci askanu Sénégal bi ñuy ñëw dañu ne nañu xool ci wàllu taxawaayu ndaw lan moo ci war a am mooy jeunesse nañu xool ci wàllu koom yi nga xam ne réew mi am na ko moo xam ci wàllu suuf la moo xam ci wàllu leneen yan politique lañ ci war a def ngir mu mën a dëppook li nit ñi di laaj nañu xool ci wàllu mécanisme pour ñuy pencoo réew mi ndax réew mi nag du caagee ne da nga nekk état rek yaa ko moom loolu bu doon président Macky Sall ak ñi mu àndal dañu jàpp ne réew mi moom moo ko moom kon du ne nañu woote dialogue national
kon du ne tànn naa bés ci at mi boo xam ne woo naa acteurs yëpp nañ ñëw toog waxtaan. kon loolu lépp dafa nekk di dox ba ñu yegg ci loo xam ne dafa boole ñaari nit yu ko séq ñaari nit yooyu am lu leen boole yoon am lu mu wax ne noonu la war a demee loolu yaakaar naa ba léegi problème bi nekkul foofu problème bi fi mu nekk mooy dañu ne ni ñu jël li yoon wax ñu teg ko ne ñu bàyyi comme daal nit ñaa ngi toj ñi ngi sànni ñi ngi yàq nañu bàyyi lépp ñu toog waxtaan mais ndax ñun jàpp nañ ñun ñëpp ànd noonu la ñu war a toxalee suñu dundin yaakaar naa loolu bu ñu ko defee mooy li soxna Awa Ba wax léegi su fekkee ne kenn ku ne jàpp nga ne war nga mën a def lu la neex mais bu yàlla dogaloon ñu jóge fi def tey dem keneen ñëw ndax moom dafa jàpp ne day wéy rek ci li mu bëgg wala keneen dana jëlaat yat yow fekk ko fa dóor ko fa pour pousse ko mais ci li ñuy yooyu mooy kàddu yoo xam ne bu leeree ba pare ñun ñëpp dinañ xam fan lañ jëm ñun ñëpp dinañ xam fan lañu war a teg suñu tànk parce que tey man muy soxna Fatou Blondin bi wala muy keneen ku bokk ci opposition ci kii erreur bi ñu war a bañ a def mooy ñu jàpp ne politique yi ñoo indi jafe-jafe yi c'est pas les politiques parce que bi ñu ne politique yi dañu am seen histoire du ku nekk da nga taxaw ci sa wàll ne man mën naa def nangam la preuve présidente wax na ko léegi daf ne ñun société civile pare nañ pour taxaw encadrer foog ñu génnee xalaat yooyu ne kenn ku ne dafa am lu mu war a def kenn ku ne dafa am yoon buñ ko xottil nañu xottil suñu yoonu bopp loolu mooy wax ci tey ñun en tant que sénégalais nañu xool ban yoon la ñu bëgg jox suñu bopp nañu segg lii nga xam ne mi ngi fi li ci baax ak li ci bon li nga xam ne sénégalais dañ koy revendiquer te ñu dégg ko gis ko lu jóge ci wàllu Covid-19 problème yi nga xam jóge na ci wàllu santé problème yi nga xam ne jóge na ci wàllu économie problème yi nga xam ne jóge na ci noot ak tëj bi ñu tëj nit ñi ba nga xam ne tey lu ubbeeku ñëppay bëgg génn mais man damay bëgg génn ndax ñaata weer maa ngi tëju ñaata weer samay doom a ngi tëju donc loolu ñun xam nañ ko bu dul léegi ci Covid bi ndax première vague bi mu ñëwee président bi ñu ko ne defal confinement total dafa ne du ma def confinement total ndax askan bi ak ni muy dundee attanul confinement total ñu ne déete waaye mu ne dinaa génnee koppar ñu dugal ko ci biir askan bi man mii rek en tant que ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire damaa wër Sénégal fu ne ma dugg fa pour ñëw fekk si nit ñi jox leen ni ndimbal waxuma la ak yeneen secteurs yi ñu ne vaccin mu jóg buuxante bokk nañ ci réew yi njëkk yoo xam ne moo dem wuti vaccin ñëw indi ma ne kuy def loolu bëgg na réewam wala bëggul réewam mi ngi wut taxawaay wala wutul taxawaay kon loolu dañ ko war a taqale ak ñi nga xam ne dañu rax ci xeex bi pour kenn ku nekk seen naka lay taxawee moo tax bu ñuy woote tey jàmm bu ñu woote jàmm ci na état teg suuf wala état moo war a bàyyi loolu buñ ko defee dañuy def erreur li ñu war a woote mooy kenn ku ne la nga nangu te sart réew mi dogal ko te mooy nga nangu li yoon wax nga taxaw fa boo fa taxawee nag nga seetaan ki nga xam ne moom la ñuy wax le père de la nation ndax su boobaa dana def li mu war a def wala du ko war a def ndax su boobaa dana dégg li nit ñi waxam déet ndax nag ku gis événement yi ba pare ne nit ñi amuñu lu ñu wax daa fekk nit ñi foog ne ñun duñu xalaat et ku xool lii xam ne am na lu nit ñi wax et laata loolu ñu koy lijjanti na ñëpp toog nangu li sart yo parce que booy atte ñaar ñu am jafe-jafe da ngay teg atte bi ci loo xam ne xel mën na ko jàpp te li xel mën a jàpp tey ñun ñëpp ñu ànd ko mooy nañu ànd ci li sart réew mi wax. Fatou Blondin lan sax ngeen moo tax ngeen di génnee nit ñi ci lu ngeen di laaj ci li mu wax lu ñu mën a maye ak lu ñu mënul maye. waaw man dama foog ne dëkkuñu ci benn réew bu ma koy déggee sama rakk ji di wax ndax man li ma gis Sénégal mooy yow ñu jël nga war a diriger benn démocratie nga ne genn wàllu démocratie bi da nga koy xajamal tilimal ba dindi ko fi muy opposition nga waxal ko sa bopp bi ci mujj mooy ay kilifa diine taxaw ne wax nañu wante dégluwul yi nekk ci diggante bi mooy kumba am ndey kumba amul ndey bés bu ne
ndax fii ñu taxaw nii ci fukki fan ak juróom dajale nañu lépp li war pour dindi malaanu kiiraanu kii ñuy wax ne moo bokk ci wax ji te nekk député ay dossiers yu bare ngi tëdd yii kenn mësu ko ubbi yii ña ngi ko ubbi teg ko foofu bi ci gën a fes mooy bu Petro-Tim ma ngay nelaw ba léegi ba sànq ba tey jeexul mu nekk kumba am ndey bu kumba amul ndey buñ nee constitution la ñuy wax buñ nee dañuy topp loi yi ci topp mooy mais bés bu ne ñu gis ko ba ci fan yi nga xam ne xale yi dañu génn di xeex di yàq ñu di ko ñaawlu wante naka ngay amee sa police am sa gendarmerie ay xale di génn nga jël sa ay milice jël sa ay nervi ñu yore ñu nekk jaxasoo ak police yore wuñu benn luy màndarga ne police la nekk yore ay bâton ay bolde mu nekk loo xam ne c'est non conventionnel pour de la répression kenn jàppuñu kenn artuwu leen au contraire ñun am na ci koo xam ne dañ ko jële ci biir nit ñi ne dañ ko yóbbu commissariat yóbbu ko ba ci gannaaw dóor ak ay crosse ak ay bolde sànni ko fa policiers yi ñoo ko jële ci biir nit ñi naka la def ba yegg si ba foofu ba yeggul commissariat kenn xamul Sénégal bi ñuy dund injustice moo gën a buntu xotal képp koo gis sénégalais boo gis. mais léegi finalité manifestation yi lan la président de la République wax ni waaw d'accord naa ak yéen loolu jeex na ñu avancé wala naka la. finalité manifestation bi mooy li mujj rek ñii ñu jàpp ñëpp nga xam ne dañ lay jàpp indi la ba pare di la bagante retour de parquet ak terme yoo xam ne yu kenn xamul di seet lu ñuy teg sa ndodd bu ñu gisul dara tamit ñu téye la fa. bu ñu demee ba nga xam ne ki ñu jàpp mu nekk ci loxo yoon génne ko 4 heures du matin kenn xamul kenn fekkewul yóbbu ko ñu war ko interroger ñu ne avocat du dugg ci biir fekke ko booy woote yoon te ngay jiite réew da ngay doxeel yoon su boobaa nga mën a laaj ñeneen ñi mën a leen exiger ne charte ndeyu réew mi constitution ak doxal yoon kon boog ñooñu ñu jàpp ñëpp. te jàpp ñu leen ci dara lu dul yaama neex ak tey jii gis nañ ne ñenn ñi menace lañ ñenn ñi xëy na peut-être bu ñu leen jàppee ñu gën a faagaagal opposition parce que wax ji foog ñu wax ko foog opposition ku jug ñu wàcce la yamul kese ci opposition de mën naa wax ne Sénégal ci boppam la bëgg a réduire à sa plus simple expression parce que képp ku bokk ci côtéem ku waxul li mu bëgg ci guddi ga nga wàcc kon partem ci boppam la réduire à sa plus simple expression muy moom kese ñu def nag ba ñu yegg si ba ci foofu ku ci nekk di tàpp sa frustration di muñ di toog mais bu ñu taxawee tey jii nag ba yëf yi yegg si ba fii solution bi day metti solution bi du wax de. mais ba léegi. solution bi mënul nekk wax. solution bi mënul nekk wax parce que ay jëf moo indi wax ji taxaw wax du ko régler ay jëf moo koy dindi. comme lan par exemple. ay jëf mooy bi ci njëkk mooy. ñii ñu jàpp ne da ngay dem convocation ñu fekk la foofu hélicoptère beneen dëkk bu dul Sénégal tiim la GIGN taxaw ci kanam taxaw ci gannaaw taxaw sa ndeyjoor taxaw sa càmmoñ ñu ne la léegi yow da nga créer manifestation trouble à l'ordre public daal di lay nguufaat yóbbu la ñii ci des ñu fekki leen yow koo xam ne boo ko joxee convocation mu ñëw loo koy fekk ci biir classe am di ko jël di ko yóbbu loo koy fekk ci biir ay ci yoonu liggéeyukaayam di ko jël loolu kidnapping la ba pare génne leen teg leen ay daan yoo xam ne suñu waxatee bu ñu defatee dara da nga leen di daal di jël mel ne dañu aggravé c'est li ñu defoon dafa gën a metti nga war leen jàppaat xam nga loolu yëpp taxaw ne dama koy bàyyi koo xam ne da nga waxeet ba nga fi yegsee ba léegi loolu du ko didi ndax ba mu yegsee ba léegi lépp lu mu dig nit ñi ba ci kilifa diine yi ci dëkk bi daf ciy def lu ko neex li ci des mu teg ko fële noonu la ñuy gouverner Sénégal ba nga xam ne kàddu kese tey jii malheureusement kàddoom fu mu toll nii dafa woyof ci xolu sénégalais yi kon boog li mu war a def
bi ci njëkk mooy bàyyi nit ñi mu jàpp ak li mu ci teg yépp bàyyi suñu téléphone yi muy écouter suñu téléphone yi ngay déglu ba nga xam ne tey jii booy wax ak kii réseau bi dégradé ba delloo signalu télévision yi parce que dañuy couvrir ñi ngi nii ak suñu chaîne nationale suñu xaalis lañ koy fayee ñun amuñu fa tànk te kenn tëju ko ñun amuñu luñ fay wax te kenn tëju ko kon boog nañu bàyyi démocratie bi mu respirer opposition bi nañ leen bàyyi te tamit buñ nee Covid moo tax ñu téye nit ñi mën nañ ne Covid Ndakaaru ak Thiès rek la loolu yenuwul maanaa li nekk ci kaw la kenn gisu ko li nekk ci région de Diourbel kenn gisu ko lu tax defuñu fa yu mel noonu bu dee rek Covid moo tax ñu jóg beneen bi mooy état d'urgence sanitaire boobu ngeen xam kenn xamul lu ko lëmbee ndax wax dëgg yàlla bu dee catastrophe sanitaire gis nañ ko fi gaz bi doon lakk lépp a ngi fi pour fay ko bu dee mbirum wér-gu-yaram nañu jox infrastructure sanitaire yi lu ñu fajee lépp te Covid rek du fi jàngoro ci dëkk bi bu dee leneen tamit lépp a ngi fi woon mi ngi fii di dox wante buñ ko tegee ci ndoddu nit ñi ku yàqat ku jóg ñu ne la da nga yow respecté woo charte ndeyu réew mi ñu ne la ràpp tëj ci kaso bi mais loolu munu ba kañ ñi nga xam ne nag dañ ci doon liggéey di ci dund parce que yow bu fekkee ne da nga toog sa kër nit ñi di bu ñu jëndee almet jox la bu ñu jëndee mburu jox la lépp nga ci compat ngay dund di lekk di naan ñu lay indil sa lépp mat te doo ñaq bokkuloo ki nga xam ne day liggéey di yónnee ngoon lu mu yóbbu ci dëkk ba di jox lu muy lekk ci kër ga di ci paas di ci dund kon boog boo koy def da ngay yemale xam fu mu yem donc loolu yëpp buñ ko waree régler ay wax kese dina ko wàññi parce que dina wan au moins ne faale na nit ñi may fàttali ne 600 personnes dee nañ fii ba mu koy wax dafa xaar ba muy wax mbirum BRT ki TER mu boole ko ci c'est inadmissible ci dëkk c'est inadmissible ci dëkk man dama am impression ne que dañ ñu faalewul ku ci bokkul ku ci nekkul ci biir lu ne mën na la dal te mënoo ci dara tu n'es jamais en sécurité te bu la ci dara dale kenn du sa mbokk say dara mënuñ ci dara ba nga xam ne ñépp ne nepp di seetlu di moytu di defar même boo waree wax sax di seet nooy waxee di seet nooy rafetale ba nga xam ne ñu dem ba ne sénégalais yi ñii ñoom lu ne mën nañ leen ci teg muy équivalent ñi ñu taxawoon ne c'est une brise qui passe naxaate ba yow nga gëm nax yi ne sénégalais yi dootuñu wax dootuñu kii lu ma neex def. mais ci lu bii mujj nag responsabilité woote boo xam ne mën naa mujjee ci li fi xew. déedéet ci toj. déedéet non damay leeral foofu. ñun li ñuy woote dama ci préciser bu baax jigéen ñi laa ci cëral bu baax parce que suba la 8 mars ndax ñun bu ñu ñëwee man su ma jógee man bëgguma dem sportif la xam nga ci dara mais juguma pour nekk di dóor dàqe loolu du yëfu kilifa dama bëgg pour taxaw ñu dégg li may wax ak li may mer ñu faj ko moo tax ma ne bu jigéen ñi jugee bu ñu taxawee ñoom ñëpp sol seen yére yu ñuul ñoom ñëpp taxaw place de la nation ñoom ñëpp di wax seen soxla yore seen drapeau Sénégal su boobaa dinañ xam ne ñii taxaw ñëwuñu pour toj ñëwuñu pour bunta xatal ñëwuñu pour yàq dañu ñëw parce que dañu am lu leen naqari. ma ñëw ci madame le ministre loo dégg ci discours ministre de l'intérieur bi mu ci jàngatee mu ne am na force occulte yu leen rax tey action terroriste. pour man mujjee voilà pour man presque dafa am benn côté irresponsabilité parce que du ma fekk man du ma bëgg ñëw bëgg juboo ba pare di wax yenn wax yoo xam ne bu ko dégg bu ko nit ki déggee dafay gën a mel. mais ñoom it bu ñu nee yéen li ngeen di woote woo leen juboo ñun amuñu intérêt Sénégal di yàqu même bu ñu bëggee benn bu ko yàlla dogalee ñu téye réew mi mais bu réew mi yàqu lan la ñuy téye téyewuñ dara. téyewuñ dara. maa ngi ñëw léegi ñu déglu médiateur Alioune Badara Sy mais madame le ministre ma permettre la quand même parce que sànq si sa wax da nga doon wax ni du politique yëf yi du politique mais li madame Fatou Blondin Diop wax wane na ni quand même ñu ngi ci à fond quand même ci politique bi ndax li leen féewalee mbiri kujjee politique la est-ce que loolu lu ñu mën a waxtaane la am déet parce que ba fi mu toll nii ci seen côté nguur gi dañuy bëgg taxaw rek ci premier point bi nga xam ne moo féewale Ousmane Sonko ak ndaw si ñuy wax Adji Sarr mais est-ce que yëf yi weesuwu ko ci li mujjee tegu ci kawam
te indi li yëpp te loolu ñu mën koo waxtaanee am déet. waaw xam nga d'abord li ñu war en tant que citoyen ñun ñëpp mooy ñu am un état fort ndax état fort moo ñu mën a aar ñun ñi fi dëkk aar ñu ci li mën a ñëw boo amee un état fort nga am des institutions fortes te loolu maa ngi ko jëlee ci waxam moom. mais ñoom déggoo la ñuy wax fort bi xaaral rek dinaa ñëw oppression la ba ñuy wax ni dañuy résister à l'oppression. xaaral rek ma ñëw bu ma waxee dina kii ndax nee na amuñu intérêt réew mi yàqu ndax bu yàqoo keneen ku ñëw lu muy téye donc ñun en tant que citoyen dañu war a am état bu dëgër boo xam ne dinañu aar benn léegi nag li nga wax te man mu xaw ma bett tuuti rek parce que bi ñu commencé émission bi ba léegi li may dégg mooy un esprit structuré ku xam li muy wax ku xam nu mu koy argumenté ak fu mu koy jaarale pour nit ñi dégg li mu bëgg wax ak li muy junj kon moom ak man ak ñun ñi toog fii ak jigéen ñi waruñu nangu ñu naan ñu réew mi war nañ ko mën a taal war nañ mën a sàcc alalu nit ñi war nañu mën a rey suñu ay doom walla mën nañu gis ay mbuucaa mbuuc ñuy génn di dugg ci biir magasin jàmbur di fa jël ay alal di ko dugal ci biir seeni kër. mais je pense que seen wax loolu quand même xaaral rek ma ñëw xaaral rek ma ñëw xaaral rek ma yeggali ndaxte dañu mettre suñu téléphone portable bi sur écoute ndaxte dañu wax ne coupé nañu ay signalu télé li muy wax laa ndaxte ñi ngi enlever nit ñi ngi kidnapper nit ñi ndaxte dige yi président Macky Sall dige woon yëpp defu ci dara dégluwul kilifa diine yi mais loolu ak yeneen yi mu wax yëpp réew mi dafa tëddee kumba am ndey ak kumba amul ndey mais loolu bu amee dañuy toj dañuy jël alalu jàmbur du nee naa la moo tax ma ne nit foog ñu demee ci principe parce que bu ñu demeewul ci principe moom côté bi mu taxawee loolu la jàpp man côté bi ma taxawee maa ngi jàpp ne moom naka la mënee wax loolu kon lenn rek moo ñu mën a arbitrer mooy ñu d'accord ci ay texte loolu mu wax yépp bu ko naqaree nañu fexe ba bu ñuy dem élection nit ñi daaneel ki fi nag mu jaar ci yoon loolu moo war a nekk taxawaayu état kon état nekku fi di seet ñaar ñiy jote muy Ousmane Sonko ak Adji Sarr ba nga xam ne ñoom ñoo dem jëflante ba coow li yëpp jukk si ñu nekkuñu fi di seet ku tooñ ak ku tooñu loolu du suñu cër madame la soo jàngee ci taarix quand même loolu wane du na suñu ni cër démocratie du élection ba élection parce que même ñi nekk ci nguur gi tey bi ñuy wut toll nañ jamono yoo xam ne am nañu lu leen naqari ñu koy wone mais di ko wax est-ce que ñi tamit mënuñu leen a nangul ñu koy wax di ko wone ba pare nguur gi jël responsabilité encadré ko te bañ leen a teg li muy toj da nga ànd ci li ma wax xam nga bi may ubbi sama njëlbeen dama ne bu ñu amoon li ñu bëgg mooy marche ñetti fan wala juróom-ñaari fan yii mais chaque jour ñu xëy ñoom ñu marche loolu mooy yoon chaque jour ñu xëy ñu marche loolu moo war a doon taxawaayu état mais dañ ne li état mënul nangu mooy nga toj mooy nga jël lu dul sa alal mooy nga lakk mooy nga dal ci ñi nga xam ne gis nga dañuy wax rek mais man gis nga force de l'ordre yi dama leen respecté li tax ma respecté leen mooy dama nekk opposition nekk majorité ëllëg damay demaat opposition mais ñoom benn rek lañ taxaw ku ñëw ñu aar la du ma sàmba du ma demba du ma kumba loolu dañ ko war a aar fonk ko bu ñu caaxaanee suñu réew mi ndax wax nañ ko àdduna fi gis nañ fi ay réew yu ñu wër yoo xam ne la fa xew ñun waruñu ñaan yàlla mu yegg si fi benn ñaar man lii bi ma ko gisee dama ne ñun Sénégal dañu war a sant yàlla parce que ñoom ba ñuy xeex xaaruñu woon lii am Fatou Blondin bu waxalee dëgg fii mu toog ñoom ba ñuy xeex ak ba ñuy nas seeni activité xalaatuñu woon ne lii am mooy am ndax bi ma ko gisee dama ne Sénégal dafa war a sant yàlla liñ doon togg bu yeggoon ba ñor buñ ko fi yekkee du baax ci kenn ci ñun dafa am lu ñëw dal ci ne ci tongaas affaire bi xaw a yàqu nii kon tey li ñuy wax mooy kenn ku ne dafa war a def expression de la démocratie ba mu mat sët
heureusement que la démocratie du li nit ñi jàpp ne moom la ñuy doxal. Démocratie mooy kenn ku ne boo amee lu la metti nga mën ko ñaxtu, boo amee lu la neexul nga mën ko wax, boo amee loo bëgg def nga mën ko def, mais ci kaw nga wekk sa morom. Naka nga mën a génnee tey sa biir kër ñemewoo say doom génn, yow sa bopp ñemewoo génn. ñu ci bëri ku wax ñu ne la boo waxee ñu génn ci mbedd bi koj la. Loolu baaxul ci kenn, baaxul ci ñun, baaxul ci ñi koy def, ndax boo ko defee ba toog bu ëllëgee sa morom ñëw def la ko. Kon nag oui, pour une démocratie encadrée, respectueuse des droits des uns et des autres, loolu moom mooy suñu position. Mais nag comme ni ñu waxee, saa bu waxtaan jàmm waree am faw ñu toog waxtaan. te tey loolu ñun moo war a nekk suñu tànk. ñun jigéen ñi à la veille de ce 7 mars nañu fexe wax ak suñu jigéen ñi. Moom bu d'accordé à la place de seen manifestation bi ñuy bëgg def, askan bi seedeñ à la place de la manifestation bi ngeen bëgg dem place de la nation, sol seen yu ñuul, yore seeni drapeau, bàyyi seen yeneen moroomu jigéen ñi nañu toog ñun entre jigéen ak jigéen ñu waxtaan nasandoor seet lan moo war a nekk, ñu seet ndax mën nañ ko porter wala mënuñu ko porter. C'est ça le combat. di nga ci tontu léegi, maa ngi ñëw léegi. ñu déglu góoru mbootaay, nangu naa ko man tey, waaye beneen góoru mbootaay bi nga xam ne moo bokk ci jotaay bi, maître Alioune Badara Cissé, médiateur de la République. ñu déglu ko ci kàddu yoo xam ne rotal na ko sànq moom it, parce que institution la boo xam ne day faral di dox ci diggante nit ak nit, diggante nit ak institution. Loolu yëpp aussi dañuy ñangal suñu arsenal juridique pour suuxat démocratie. ñu déglu maître Alioune Badara Cissé. am nañu yaakaar lool ci ki nga xam ni moo fi toog, wax nañu ko ay yoonu naam na yàlla def ci moom déglu ba moom balaa dara di xew moon ci waxtaan ak ñoom, toute confession confondue, muy jàngu bi muy yeneen këru diine yi, ndax ñoom ñoo ko ŋànk d'abord balaa muy egsi ci yeneen loxo. am na loo xam ni bu ñu ko seetaanee rek mu jër musiba, te ay ju yem ci loxo borom. ku nekk xam na ni ci suñu région bii difficulté rek moo fi am. Régime boo xam ni stable na fi lool ba wóor péng amu fi. gànnaay yi ñu ngi circuler, boo demee ba Saraya nga jàdd sa càmmooñ bu fekkee Kédougou nga jógee, mais da ngay foog ni nekkatoo Sénégal sëñ bi. man dem naa fa visite, bind nañ ko rapport, jox nañ ko borom réew bi, wax nañ ko ca kaw ne ko fii c'est un lit de djihadiste, parce que ñoom ñoo ñu ko wax. ay génne alkaati yoo xam ni depuis 1 an ba ñu déclaré pandémie ba léegi ñoo ngi ci biti, xamuñu lu xew seen kër, ñoo ngi ci mbedd mi, du ñu añ du ñu reer du ñu def dara. parfois ñu nekk ci lëndëm gi di régler circulation torche sax duñu ko. sont fatigués de courir, dañu toqi ci topp gars yi di daw dans des zones yoo xam ne ñoom maîtriser wuñu ko, dans des quartiers qui ne maîtrisent pas, dans des rues des quartiers populaires yoo xam ne seen i oto xaju fa, te dàq seen i ñooñ di leen dóor balu fetal. du loolu lañ leen di jëlee. les réquisitions des commandants de zone, mais c'est pas ça la vocation de l'armée, ce n'est pas de traquer du civil. nekk gu ñu état de siège ba ñu war leen génne ci mbedd yi ak seen ay chars de combat. maanaam signaux yi nga xam ne ñu ngi koy joxe dafa war nekk des signaux de paix et de sérénité. waaye bu fekkee foo dem rek gis takk der taxaw dégage, non c'est pas ça. al na yàlla def ndaw ñi déggante ak mag ñi, ndax loolu mooy richesse su réew mi. jërëjëf maître Alioune Badara Cissé, médiateur de la République. lu ko jiitu président conseil économique et social et environnemental président Idrissa Seck am na démb ay kaddu yoo xam ne rotal na ko. Safiatou, au-delà de li nga fi dégg yëpp, est-ce que kaddu yooyu nga xam ne aussi président institution boobu te xamal nañu ni am na ay kilifa yoo xam ne ni seeti nañu ko pour dox ci jàmm, waaye nag mu teg ci conditionnalité pour mën cee jéem moom. lan nga ci dégg ak nga ramasser ñu li nga dégg fii ci plateau bi, ndax position yi dana yomb concilier. waaw. voilà Ablaye déjà li ñu dégg ci plateau bi rek am na solo. xam nga li ñuy wax naan nettali xeex dafay nettali xuloo dafay yokk xuloo, waaye nii la ñu defoon it dafay yokk sàgganu. moo tax du ñu dellu si ci les faits, vraiment duñu dellu si ci les faits. te fii période bii ñu toll ci crise bi damay ñaan sœurs yi vraiment ñu focaliser wu ci sortie de crise, solution.
damay ñaan rek ñu focaliser suñu réflexion yëpp suñu xalaat suñu wax ci sortie de crise mais waaw déclaration de principe yi baax na parce que adduna bi yëpp noonu la mais xam nga li fi feeñ mooy dañoo déggoogul sax ci revendication c'est-à-dire kii bu ne li muy revendiquer kii nangulu ko li muy revendiquer ci doxalinam. non dinaa ci dellu si xam nga wax naa leen position société civile vraiment depuis le départ ñu ngi alerté ba mu nee cocc la ñu leen ni attention def leen ndànk nañu ko tekki yoon processus bi na jaar yoon waaw étape buñ ci toll nañu jëfe li nga xamante ni moom la yoon wax ba ñuy muri malaanu kiiraayu député bi wax nañ ko tekki yoon ba ñu muri ko ñun société civile bi ñu dem jàkkaarloog moom parce que ñun li ñu soxal moo di que république bi ñu respecté ko nation bi ñu respecté ko parce que suñu réew mii du démb la ñu ko créé président Macky Sall mooy 4e président. dafa am fu réew mi jaar ba egsi fii ci ay loxoom dafa am foo nga xamante ni jaar na fa ak société civile bi moom itam ba tey mu toog moo waral ñun suñuy wax war na noo dégg parce que suñu wax dafa am solo parce que lu ñu sob moo di Sénégal am jàmm ñu teg ko ci yoon. alors madame la ministre wax na problème mu pillage yeeg jafe-jafe li nga xamante ni violence yeeg yëpp mais dañoo alerter 1000 fois ni attention xam nga violence li koy indi moo di nit ki bañ a jël ay matukaayam xam nga wax nga constitution bi ni nañu respecter suñu constitution respecter suñuy loi mais bu fekkoonte ni teg nañu lépp revendication yi opposition bi di def li jeunes yi di def yépp ñu xool ko teg ko ci yoon ñu wax ñu ni dañuy marche ñun ñu génnee vraiment le dispositif de sécurité de défense et de sécurité encadré xale yi yóbbu leen ba fi seen marche yam kon defe naa ne tocc yi nga xamante ni ñu ngi ko dund nañ ko violence bii ñu dund kon duñ ko dund ñun dañu teel a wax ni d'accord nu benn yoon ci violence te duñ ci mës a d'accord ak boor bu mën a jógee nag parce que du dëgg du yoon kenn warul toj yëfi jàmbur kenn warul sàcc yëfi jàmbur suñuy valeur ci boppam moo nu may loolu ñun Sénégal mais il faut que nit ñi aussi institutions yi aussi ñi koy gouverner ñi koy diriger vraiment ñu di ko diriger dans les règles de l'art di ko respecter di wax aussi li nga xamante ni fa waxukaay ba ak fa jëf gis dañu alerter ba sonn ni leen def leen attention ci crise bii su fekkoonte ni ki nga xamante ni jàpp nañu ko kile nañ ko bàyyi woon nañ ko parce que ñun société civile dañ ci sonn lool madame la ministre dañu man dem naa ba jàkkaarloo ak kile groupe société civile bi wax ak Sonko ni ko citoyen nga suñu réew mii kenn du ko delloo ginnaaw justice bi dafa am nu mu tëddee du ñu nangu mukk un justiciable vraiment di teg ay actes yoo xamante ni su ëllëgee da nga am problème et qui tue par l'épée périra par l'épée su fekkente ni yaa ngi bëgg doon président de la République il faut que nga respecter les règles respecter la constitution respecter la justice donc demal nga wuy ji lu ñu dajul ci loolu amul alors bu ñu kiyee ba mu dellu siwaat à de meilleurs sentiments ni damay wuy ji jël ay kileem ñu gunge ko mais nañu ko encadrer pour man force de l'ordre yi au lieu que ñu di leen sànni di leen dóor dañu waroon a encadrer Ousmane Sonko mu yegg ba tribunal wuy ji ci jàmm ñu interroger ko ci jàmm mais diggante bi li fi xew ku nekk dégg na ko alors loolu yépp c'est parce que dégluwuñu société civile bi alerte yi nga xamante ni ñu ngi ko doon def loolu am ñu ni encore bi ñu commencé di jàpp les jeunes ñoom Guy Marius Sagna ñoom activistes yi mais loolu mooy xëpp pétrole ci taal bi yow au lieu que nga kile nga tempérer parce que xale yi li leen metti je vous dis que Ousmane Sonko ce n'est que l'étincelle parce que ku nekk xam na dundinu Sénégal wax ngeen ko métit bi nga xamante ni ñu ngi koy dund di crise multiforme société bi yépp te nag société bi suñu population
60% yi ils ont moins de 24 ans. Moi je suis inspecteur de jeunesse sport li may wax dama ko xam mais cette jeunesse là est dans le désarroi total. Nous on a vu gaal yi on a vu les crises ba ñu xamee ni gaal yi amatul ñoom ils sont extrêmement frustrés Covid baa ngi fi mais li waroon état bi war acteurs yëpp même ñun société civile moo di ñu commencé teg ay stratégie jàmmal waaw delloo si waat espoir jeunesse bi waxtaan ak ñoom crise bi warul woon a nekk kenn waru ko woon seetaan même su fekkente ni entre deux citoyens la waruñu ko woon a ëcc ba mu doon crise boo nga xamante ni en fin de compte crise d'état la alors loolu la ñu wax ni xalaat naka lañu koy résoudre teg respecter constitution bi respecter règles yi dina tax nit ñi xam naka la ñuy def ba lii du ñu egsi fii alors tey jii ñu ngi ci état bii ñu nekk mu di suba 8 mars la maa ngi ci profito di sargal jigéeni Sénégal yëpp finalement waaw 8 mars est-ce que réew mi ñu ngi ci tal bi malheureusement du am ci état yi nan ko doon amale waaye war na am ci kaw ñu delloo si suñu xel. xalaataat madame le ministre woote jigéen ñi pour ñu jigéenu M2D yi mouvement pour la défense de la démocratie ak ñoom ñi ñu 8 mars ko waxtaanee li xew ci réew mi début de solution la am déet. loolu war na mën a doon début de solution wante il faut que balaa jigéen ñi mën a toog waxtaane loolu. il faut que kilifa yi actuellement nous sommes aujourd'hui le 7 mars nous sommes à 16h suba Ousmane Sonko dafa war a wuy ji tribunal gars yi décrété nañu seen 72 heures de marche ñun wax nañu ca commencement ba léegi solution bu nekk indi nañu ko tey sëriñ yi yëpp société civile bi ñun kilifa diine yi yëpp dem nañ fa ba obtenir ci ñoom tey jii ñoom ci seen bopp war nañu def déclaration wax ak askan wi wante tey mën nañu wax ni acteurs yi yëpp ku nekk dox nga la nga war a dox benn kàddu rekk moo fi des mu di kàddu président de la république te loolu nag dafa doon lu am solo parce que tey kenn falul Massamba kenn falul Mademba kenn falul ministre de l'intérieur kenn falul ABC Macky Sall président Macky Sall la ñu fal muy président muy le père de la nation tey c'est la nation qui frôle une crise boo nga xamante ni c'est sans précédent parce que yeneen yi ci des yépp crise bi melul noonu c'est à lui seul vraiment d'ouvrir la porte parce que la clé est entre ses mains tey moom moo war a jàkkaarloo ak askanu Sénégal te wax nañ ko depuis une semaine société civile baa ngi ko naan président Macky waxal ak askan wi on nous a envoyé le ministre de l'intérieur qui a fait un discours boo nga xamante ni wax dëgg yàlla su fekkoonte ni laaj nañu ñu xelal ko du ko doxale noonu parce que kenn du tiim taal buy tàkk nga sotti ca essence alors tey Macky Sall rek moo mën a génn wax loo